élection locale ak lépp loo xamante ni si da koy tukkee bu ma juumut. waaw ci élection locale yi parce que dogal bi daan démb ci conseil des ministres wane na ne kon adopté nañ fa projet de loi bi reporté yooyu élection proroger mandat li naan élus départementaux ak tamit municipaux yi laa yow gis nga ba fi experts yi ñëwee ñu waroon a càmbar fichier bi joxoon nga ñu fi xibaar bi boobaak léegi nag am na lu ci waroon topp ñu évaluer le processus électoral mu mel ni ba léegi Sénégal mënagul xam kañ la ñu amal yooyu élection nga xamante daanaka ñaari at ak ni ñuy xaar pour amal ko. Chérif xam nga mbir xew ñëpp ne xamoon naa ko te du bàkk ku nekk da ko war a moytu bu nit ñi di wax xamoon naa ko da war a fekk moom biram ñu war a bëggee muy lu baax lu neex ci ne xamoon naa ko mais xamoon naa ko boo xam ne du bàkk ku nekk daf ko war a moytu li tax ñu wax loolu mooy Chérif bàyyi maam bi kon suñuy wax léegi Chérif nañu wax téléspectateurs yi li fi xew li waral doyen toog ba ci yàgg mu ne teqet di ree Chérif di ree bay jooy maam Biram moo jógee fële rek xabaabal daal leen traversé ci biir plateau bi xam naa ne ñàkkul am na ñoo xam ne séen nañ ko yeewu fajar ba yëgal yuur gi kookoo nekkoon maam Biram da doon indil gan gi café mënu cee ñàkk waaye xam naa sóoraalewul caméra yi ñu waaye doyen mu suñu coordonnateur bu mag bi waaw li yëpp bu sottee nag moom la am na ci wàllu rëy li feeñ mais lépp moom la pratiquement waaw dañu doon wax ni mbir xew nit ñi ne xamoon naa ko te du bàkk loolu gor bu ne da nga ko war a moytu bu ñu naan xamoon naa ko day war a fekk muy loo xam ne woyu wu rafet la mais élection yi kan la ci xelam nekkoon ci ni élection yi nekkuñu di jàdd koñ wiiri pour mu bañ a nekk xëy na ñi nangu fooyee seen xel ñooy jàpp ne non élection yi dana am te duñ ko reporté parce que Sénégal dañoo jàpp tàmm loo xam ne nit ñi bu ñu déggoowul dañu war a def li nga xam ne moom la loi prévoir par défaut c'est-à-dire bu ñu déggoowul ci datu élection dañu war a def li nga xam ne moom la loi bi tënk te tënk ñëpp muy bu ñu déggoowul ci nu ñu ciy demee kon ñu def li loi bi wax mooy amal ko ci date bi nga xam ne moom la charte bi jàpp mais di def waxtaan leen mais bu ngeen déggoowul ma reporté ko maanaam bu ngeen déggoowul noo ma teggi li fi loi bi teg loolu du doxalin bu rafet élection fi code électoral li mu maye bu acteur yëpp waxtaanoon ba déggoo ci ne léegi élection bëggatuñ koo def ci isoloir ci mbañ gàcce maanaam dañuy ñëw duggatuñu ci mbañ gàcce dañuy ñëw ku nekk sànni xob wane sa xob wote bu ci ñëpp déggoo woon loi bi day maye ñu doxal ko mais bu nit ñi déggoowul ci mbir li loi bi teg nit ñi moom la ñuy doxal loolu boo ko reporté ci exemple bii ñu nekk ci wàllu report élection yi bu waxtaan amee waxtaan baax na mais bu ñu demee ba déggoowuñu dañu naan comme déggoowu leen dañuy def li fi loi bi teg li fi loi bi teg mooy amal élection yi ci date yi nga xam ne nii donte fixé guñu ko mais jàpp nañ ni warul génn at bi parce que loolu moo fi mujjee woon nekk ci li ñu dégg. L'ancien ministre de l'Intérieur ku mel ne Aly Ngouille Ndiaye mars 2021 bi la waxoon. te boobu moo nekkoon ñetteelu report bi mais da ngay jàpp ni boobu moo mujj bu ngeen mënul déggoo da ngay ne def li nga xam ne moom la loi bi tënk mais parce que ñàkk déggoo bi mën nga ko xool ci ñaari wàll yépp yow bu fekkee ni déggoo amul ci dialogue ci commission cellulaire bu dialogue commission cellulaire bu politique bi bu dialogue na déggoo bi bu amul nga ne comme déggoo amul dama koy reporter mais est-ce que ñàkk déggoo bi mënuñu koo seet ci camp ki nga xam ne moo am sañ-sañu reporter. mais tey ñàkk déggoo boobu bu fekkee ñëw na fi ñëwaat fi ñëwatu fi ndax bu déwénee mënuñoo xalaat ñàkk déggoo boobu dellu si ndax bu fekkee boobu ba tey ñu ngi waxtaan mënuñoo fexe ba déggoo ñu ngi ci ñetteelu report bi donc finalement foofu déggoo mun faa am. mais moo tax loi di àtte. loolu astu nga wax mooy dëgg déggoo waxtaan fu mu amee ñàkk déggoo mën naa am. parce que loolu mooy lal waxtaan bu fekkoon waxtaan bu ñuy dem la te jàpp ni ca mujjanteel ga danañu déggoo kon waxtaan du am mais bu ñu déggoowul dañuy def li nga xam ne moom la loi bi digle mais bu fekkee ni déggoowoo te yow mën nga sabab ñàkk déggoo bi nga tegg li loi teg mais kon loolu mais fu ñu jëm et puis nit mënuñu laa dénk responsabilité bu toll ni dénk nañ la réew mi diir ba diir gis nga diir bu mujj bi app bu mujj bi yaa ngi koy tàmbalee waajal boo faloo parce que doo bàyyi ba ñu yegg ca cëppaandoo nga naan waay ñu ne waajaluñu woon lii waajaluñu woon lii kon mënul nekk
constat de fait yi nga xam ni moom la ñuy def ci reporter élection ak ci yeneen yu bari ci biir réew mi c'est-à-dire dem ba mu ne këtt ni joon ñu ne non wax dëgg mënatul nekk. est-ce que finalement ñàkk déggoo bi sax du arme. mais moom que yow man ma ñëw jàpp ne lu Chérif wax dama ciy xëpp kaani pour que déggoo du am. non moo tax ñu sañ a njort ni ñàkk déggoo bi mën na jóge sax ci kaaw ñi nga xam ne ñoo am sañ-sañu reporter élection. ci majorité bi. oui ci majorité bi parce que opposition dafa ne nañu ko tenir. ci at mi. ñoom ñu ne déggoo amul mais ñàkk déggoo bi mooy oui les conditions ne sont pas encore réunies. et la voix du peuple dans tout ça. non la voix du peuple fi ñu ko njëkkee teggi mooy fi peuple bi joxee àpp te respecté wuñu àpp xam nga réew yu bëri li ko taal ñàkk tënne élection ci date bi am na réew yu bëri ci loolu la jóge parce que nit ñi jàpp nañ ni bu sa àpp jeex na mënatoo leen a jiite mais loolu boo ko indee à une échelle micro mooy gox-goxaat yi. gox yi nit ñi sañ nañoo fippu. doyal nañ ci seeni maire. ne doyal na doyal nañ sëkk ci seeni maire. surtout rawatina boo amee maire boo xam ne tamit liggéeyut. et puis 5 ans dafa yàgg am na ñoo xam ne xëy na fël nañ fi entre temps di liggéeyal seen gox am fa baat bëgg aussi def ci dëkk bi gox-goxaat yi am na gox yoo xamante ne nii du ma wax yëpp mais am na gox yoo xam ne boobu mooy mais tàyyi nañu ci ñi leen jiite te bëgg nañu tey ñu sóobu ci yoonu émergence bu ma sañee ne baat boobu parce que da ngay gis ay nit yoo xam ay acteurs société civile lañ wala sax ay acteurs économiques ñu am baat ci gox bi bëgg cee def mais li leen tënk mooy yoruñu baat bi te xëy na tey Sénégal toll na foo xam ne ñu bëri danañ wut wala ñu bëri danañ sóobu ci yoonu am ndomba baat ci dëkk bi pour di mën a def parce que yu bëri li ko tënk aussi loolu la boo bëggee dox sax ci dëkk boo xam ne mbalit mi dafa bari nga bëgg cee jàpp ak say pexe ak say moyens da ngay tënku parce que ki yor pour def ko maire ba. léegi boo weesoo loolu Abdoulaye report yi nga xam ne defe naa bi mooy ñeenteel yoon ñu am nañu ci qualifié sax ni moom mooy report de trop bi mais conséquences yi c'est-à-dire Sénégal yi bëgg nañu xam report bi ñu koy yóbbu ci 2022 conséquences yi ci calendrier électoral bi surtout ci li nga xam te ni moom mooy échéance yi ñu jëm ba jàpp élection présidentielle yi ñu jàpp ci 2024. xam nga doo nekk ci mbir di gas yi pax yoo xam ne li ngay gas yow am na looy sóoraale mais la ca kanam jar naa moytu 2022 bu ñu ca duggee xam nga egg nañ ci législative. mooy élection député. déjà Sénégal dañu am problème organiser élection kuy waxal yàlla. xam ni organiser élection moom dellu nañ ci ginnaaw ci organisation matérielle parce que élection yi fi ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo organisé yooyu moom yàlla nañ ci yàlla musal def nañu effort sax élection présidentielle yu muy ci wàllu organisation matérielle. te pourtant à un moment donné amoon nañ benn avancée boo xam ne remarqué nañ ko fi woon à un moment donné de l'histoire. mais astu Sénégal bi ñu jógee ci 2000. waruñu woon a amati problème élection sañoon nañoo toog sax ba bésu élection ñu dem xëy dem voté ji waroon nañoo dépassé waroon nañoo dépassé sax li nga xam ne moo fi mu yéene ko contentieux ci diggante acteurs politiques yi ak presse. ci ne waroon la ne joxe résultat parce que yéen a ngi wat a taxas wet alors que nit ñi résultat yi ñuy joxe mooy yi génn ci bureau de vote yi ñuy affiché ko. loolu 2000 la ko nit ñi xeex muy système boo xam ne Sénégal donc moo ko inventé ci àdduna bi Sénégal mooy gën a njëkk a xam résultat am que France wala Amérique wala feneen Sénégal depuis 2000 bu ñu wootee ci guddi gi balaa nit ñi tëdd. danañu xam fu mu fi 2019 rek la ñu ñëw toog ñaata presque semaine ñëpp nekk ci guute. di xaar loolu dellu ginnaaw la te dara waralu ko lu dul ni ñuy fellante ay droits yi jàmbur. wala bu nit waxee lu la arrangé wul nga dal ci kawam te ku ne xam na ni système mu joxe résultat yi nga xam moom la ñu affiché ci buntu bureau de vote yi ana lu ko gën a leer loolu ça ne veut pas dire que presse mooy joxe résultat officiel xam nga àdduna bi amul fenn foo xam ne presse bi day wutu instance yi nga xam ne ñoom ñoo war a joxe résultat Amérique bu ñu joxee seeni tendance mais du tendance du résultat officiel yi mais responsabilité presse la muy wax li nga xam ne nii moo fa xew France bu ñu defee élection 20h chaque année 20h la ñuy xam ku jiitu bu deuxième tour di am kana ciy dem te pourtant du résultat yu officiel yi mais tendance yu lourde la yoo xam ne jamais démenti. Sénégal nag ñu am loolu am avantage boobu ba 2019. ñu yàqu ko. mais ci conséquences yi Abdoulaye sama laaj mais conséquence report yi. est-ce que mën na am impact ci 2024 bi. non déjà oui mais il faut parce que affaire yi day toppante
coupler législative ak local mais loolu dafa diis parce que élection wu liste ñaari élection wu liste loolu moom xam nga ñun ñu ngi ci parrainage bi génnaguñ ci mais coupler ñaari élection wu liste loolu diis gi élection locale diis rek parce que moo gën a diis sax présidentielle diis bi mu diis mënoo ko coupler ak leneen boo yaakaar ni moo gën a oyof techniquement c'est pas say nu ñu koy waxee sa mbootu matul ngay yokki gàmm loolu lay niru techniquement duñu ko mun te techniquement aussi xalaatoo xanaa reporter parce que loolu c'est plus compliqué encore reporter élection législative boo reporter loolu fu muy dem diggante 2023 ak 2024 xam nga loolu am na yoo xam ne dafa rafetul sax ci réew. mais man Ablaye fi ñu bëggoon taxaw mooy justement mooy ci exigence yi nga xamante ñoom acteurs yi surtout opposition bi moo ko sàkk woon pour ñu évaluer processus bi mais li ñu jàng mooy foofu dafa tàggatémbe ndax nguur ak Sénégal moo ko war a financer te defu ko alors que experts yi ñi ngi fii ñu jëlal leen hôtel ñi ngi bon payer à ne rien faire. Chérif xam nga ñun fii te ñaar dafa am audit bi am évaluation li ci responsabilité état mooy partie évaluation boobu ngay tudd état bee ko war a fay autour de 600 millions voilà ñoom ñoo ko war a finance ñoo ci engagé wu finance partenaire bi moo leen defal recrutement yi USAID moo def audit yooyu def recrutement 5 experts évaluateurs yi ñoo ngi fi boobu ba léegi tëdd effectivement di xaar tàmbalewuñu seen liggéey parce que financement yi war a génn pour ñu tàmbale seen liggéey joxuñu ko ñu ngi tëdd di xaar pourtant suñu xaalis a leen di fayal ñu ngi tëdd hôtel ñoom ñu ngi xaar ñoom deseewul ci ñoom 5 experts évaluateurs yi évaluation bi mook partie audit bi ñoo waroon a demandoo recruter nañu ñeent ci audit bi 5 ci évaluation bi li nga xam ne ay jàmbur ñoo ko war a financer ma ngay dem li nga xam ne ñun ñoo ko war a financer suñu bopp souveraineté bi nga xam ne moom lañ am pour ne nii ñoo ko moomal suñu bopp mais loolu waruñu woon a xaar sax bala nga xam ne ay jàmbur ñoo ñu ci jàppale pour financer ko loolu di dem ñun li ñu financer ci suñu wàllu bopp ñu ne demul len dong moo ko waral xaalis ba génnul est-ce que dañuy continuer suñu système lu ñu war a def di yaakaar ci ay partenaires ñu ñuy dimbale pour defal ñu ko lu toll ni élection souveraineté foofu la commencé parce que contentieux yi ci nekk ba ñuy yaakaar ni léeg-léeg gis nga ko ci kujee politique yi ñu ne noo diw dafa am ñu nekk ci ginnaaw ñu nekk bitim réew donc dafa am élément de souveraineté yoo xam ne bu ñu ko bëggee moomal suñu bopp bu ñu koy def na mat sëkk. Est-ce que finalement il y a une volonté d'organiser des élections? Non volonté organiser élection ci at mi moom président tegu fi jéego buy wone ni am na yéene organiser élection locale kuy waxal yàlla tegu fi jéego buy wone ni bëgg na organiser élection locale. ci nii lan la ciy ragal. li mu ci ragal xam nga élection locale fépp la nag ci àdduna bi Amérique seen mi-terme lañ am mooy élection mi-mandat. gis nga mi-mandat yi bu ñu ca demee indicateur la pour xam fa nguur gën a yànqee nguuru parti social yi fa mu yànqee. mooy ba ñu defee local yi ko jiitu yëpp féete boor. maanaam signal la pour présidentielle à venir. mais bu mag parce que li ngay perte ak doole bi nga xam ne ni nit ñi bu ñu jëlee diiwaan yi doole bi ñuy am ak taxawaay bi ñuy am. loolu nguur mënu koo dékku. comme en 2009. nguur mënu koo dékku bi opposition bi boolee fii ba jël. Benno Siggil Sénégal ba jël diiwaan yu bari ci loxo Ablaye Wade sentir na ni nguuram gi yàng na déjà parce que boobu dañoo booloo. PS ak ñeneen ñëpp wut ay liste commune ci gox yu bari fii bu dee PS fa jekku ñu bàyyi PS jiitu fële bu dee diw mu AFP fa jiitu ñu bàyyi AFP jiitu fële nangam noonu lañ def. ba jël diiwaan yu bari nangu ko ci loxo Ablaye Wade indicateur bi aussi mooy xëy na bëggul élection mi-mandat yooyu locales yi mel noonu. mais xëy na peut-être bu ñu doon xuus ci jàngat bi xëy na teel ko organiser xam fa nga féete sax moo gën ci nguur boo ko teelee organiser xëy na xam ne kat am na foo xamante ni si unde ba mu ngi fay fuset wala mu ngi fay suus nga jéem a jubbanti. waaye bu nekkee dig-digal bi dox diggante local yi ak présidentielle bi bëriwul foofu jubbantiku dafay jafe. waaw xam nga dafa am loo xam ne dañ koy delloo ci xalaatu président de la république gis nga bi mu faloo 2019 li mu wax te waxloo ko ay nitam sax parce que élément de langage la boo xam ne dafa jiboon trop ci plateau yi ak rajo yi. ñoom ñi ko doon représenté dañu doon wax ni le président est élu sur son coefficient personnel maanaam sénégalais yi.
Macky Sall nañu fal c'est-à-dire moom la ñu bëgg maanaam moo liggéey li ñu ko falee. kon ñi ci des ku si nekk doon bëggoon a won sa bopp. et mu won sax ñi nga xam ne ay parti la yu ñëwoon jàppale ko gis nga loolu dafa ñaaw sax ci ay parti yu ñëw jàppale la nga gagné nga ne sama coefficient personnel ci laa faloo mais loolu moo tax moom ci xalaatam comme coefficient personnel am moo ko fal moom ci boppam wóoluwul gaa mi ci diwaan yi et yokk ci problème bi opposition bi am pour tànn xëy na ay njiit yu muy présenté ci liste yi peut-être nguur gi moo ko ëppale parce que ñoom ñoo ëpp ay kàngam yoo xam ne tey dëkk boo dem mën nga faa tudd ñaar ñett ñoo xam ne ña ngay tibbante ku nekk bëgg nga mairie ba xoolal Ndar par exemple fu mel ni ki Ndar Mansour Faye Mary Teuw boo jëlee ñaar ñooñu rek gëm naa ni ñaar ñooñu kenn du ci dem sa xewi morom feneen noonu la mel Ndakaaru it noonu feneen foo dem parce que aussi gouvernement bi président Macky ni mu éclater responsabilité yi ku ne mu jox la compal la nangam ba finalement fii ku ñu jox responsabilité nga yaakaar ni yey nga pour yóotu leneen lu gën a kaw. maanaam mbalka bi dafa bëri ay. borom xam-xam sax ngaa naan te keneen ki du la boo jëlee sax borom xam-xam nga xam ne dañ koo fal ci xam-xamam ci njàngam ak leneen bu ñu ko falee 2 mois mu yaakaar dafa war a tàbbi ci lan. comme Ismaïla Madior Fall démb nee na ñu ngi yor maire yi tënk moo cox gi rek mais comme que mandat bu ngi doy dernier mandat ndax nattuwaay bi yaa wax dernier mandat la de fii de li ñu fi wax te gis nga mooy fi ne bu ñu tënku ci waxu président Macky Sall c'est-à-dire bu mu nee bu ñu tënku ci waxam mooy sañ na ni maa waxoon waxee bu ñu tënkoon ak ci loi boroom xam-xam yi dañoo ne constitution bi fi nekk nii am na porox ndoll boo xam ne 3e mandat xaj na ci vraiment yi boroom xam-xam yu mag ñoo ko wax maintenant bu ñu bëgg a tënku rek ci moral ci ne yaa ko waxoon tënkul ci sa wax moom sañ naa ne maa waxoon waxee. mais Ablaye opposition bi tamit est-ce que amuñ ci responsable parce que am na ci ñoo xamante ni ils dirigent des municipalités mais dégguñ leen ñu wax ci dafa mel ñoom it situation bi arrangé na leen. situation bi laaju astu kan moo ciy perte askan wi dong moo ciy perte c'est-à-dire pouvoir ak opposition kenn parewul pour dem ci élection yi doo leen dégg sax ñu kaas ba société civile sax moo gën a nekk di xaacu ak yooyu mais non gis nga dialogue politique bi ñoom li ñu xam ni duñ ci déggoo xam nañu ko. mais doyen boo nee décembre 2021 mooy maanaam bu ngeen déggoowul ci loolu rek du tàbbi nañ ci 2022. loolu moom féete na boor defe naa ni report bi dugg 2022 moom fi mu toll nii wax dëgg fa yàlla. féete na boor li ñuy wax kay mooy 2022 léegi dafa am lu mu fi fekk. législative yi. naka la ñuy def mais président Macky Sall am na moom dafa bëri pexe moom dafa bëri pax xam nga. ayca boobu mu ngi noonu mu nekkoon jàngatu doyen Abdoulaye Cissé ci élection yi ak jiixi jaaxa bi nga xamante ni si am na ci ñu jàpp kon mars 2022 am yaakaar ne ak boobu xëy na dinañ def seen kéemtalaay kattan ba matale ko en tout cas askan wi mu ngi toog di xaar di déggandiku ndax moom tamit am na kàddoom goo xamante ni si bu sañoon kilifa yi dégg ko doyen merci beaucoup léegi nag dañuy xuus ak gan gi mu di sëñ bi Pierre Mboup ginnaaw bàkk bi fas yéene waxtaane jafe-jafe yi nga xam ne gis nañ ko ci wàllu napp gi ak ñi nga xam ne dañ ciy loru fan yi ñu génn ci nag xayma yi nga xam ne am nañu ko nee nañu bu ñu ko xaymaa ci weer yi ñu génn am na ñaar fukki accident ak juróom-ñeent yoo xam ne am na ci ñeent fukki nit ak ñett yu ci ñàkk seen bakken téeméeri nit ak juróom benn fukk ak juróom-ñaar yu ñu wallu ndax ñoom loolee la ñu gis ci kanam tuuti dinañ xuus jàngat bi mu gën ñoo yaatal leeral suñu xel jërë ngeen jëf